ñu tàmbali waxtaan wi dalal suñuy gan docteur Cheikh Oumar Ba di sociologue di directeur exécutif bu IPAR ñu yore lépp lu jëm ci wàllug mbay mi ak lu koy jëmee kanam ci fële nga xamante ni moom mooy ci réewu kaw yi muy le monde rural. niki noonu ñu ngi ànd également ak Fossar Bading Souané muy président conseil d'orientation bu PROMIS di programme national de développement de la microfinance islamique au Sénégal te it di spécialiste ci développement ak coopération di conseil municipal responsable APR ca Goudomp kon samay gan nuyu naa leen. ngay fay jamono ji balaa ñuy dugg ci mbirum campagne agricole bi ak Covid 19 bi li nga xamante ne ni mooy coow si jamono ji mooy mbirum jiwu yi. Est-ce que mën nañu xam déjà situation bi dans le monde rural docteur ban photographie lañ si mën a def à l'heure actuelle. waaw jërëjëf maa ngi leen remercier bu baax ci invitation bi. bu njëkk bi lu ma bëggoon maa ngi nuyu monsieur Souané. di nuyu seen téléspectateurs yi. alors ci lu ñu war a wax ci wàllum campagne bi. c'est que campagne lu ko ëmb mooy. effectivement am d'abord engagement baykat. parce que baykat mooy wax ni man damay dugg ci campagne bi. maa ngi waajal. ñaareel bi il faut que nga am semence yi mooy jiw yi. li nga wax te nga mu ànd ak aussi ay tos bi de qualité. oui. ñetteel bi il faut nga am matériel agricole. ensuite il faut aussi nga am taw bu yàlla indee taw en ce moment baykat yi soog a commencer liggéey. mais lu ñu gis mooy ren dafa nekk en tout cas année bu particulière avec Covid bi. donc dafay wane nii rek que pour dugg aussi ci campagne il faut nga am doole. mooy main d'œuvre nga am kattan. mais bu ñu nekkee effectivement ci wàllu mbas mi. dafay wàññi effectivement doole baykat yi. ñu ngi leen masawu ci loolu. di aussi se réjouir aussi que nguur gi rapidement. def na jël na ay mesures. pour au moins jàppale baykat yi surtout ñu nekk ci gox yi ak goxaat yi. très bien je pense que dressé nga. tableau bi yëpp. exact waaw léegi nag ñu sippi benn par benn. waaw ñu tàmbali ci mbirum photographie semence yi à l'heure actuelle. alors à l'heure actuelle ci lu ñu gis ci semence yi. en tout cas am na gox bu jotul encore. mais globalement jot nañ ci jiw bi. lu ñu gis aussi. en termes de pourcentage lañu mën a jàpp. bon pour l'instant c'est difficile de dire parce que amuñu xayma bu précise. oui. par contre lu ñu mën a wax ci foofu c'est que d'habitude dañu commencer gox yu sori yi. par exemple comme ay Kédougou Tamba parce que foofu lañ njëkk taw. effectivement foofu déjà les premières pluies ñëw nañu. lu ñu gis c'est que ci lu bari installé nañu déjà campagne bi installé na côté yooyu. ak Casamance bi mais lu am solo ci foofu c'est que mbirum jiw dafa nekk très important pour wàllum baykat yi. mais ci lu ñu gis c'est que baykat yi depuis temps peut-être Senghor. dañu gis ni dañuy xaw a politiser aussi parfois. nu ñu joxe jiw bi kan moo ci jot. kan moo ci wàll et cetera donc ci lu bari malheureusement du yegg forcément. ci fu ñu dinañ si dugg léegi en profondeur. ci wàllug photographie bi nga xamante ni moom mooy mbay bi donc mën nañu jàpp ne fi mu nekk nii. ñu bari daal jot nañu donte am na ñu des. am na ñu des ci gox yu bari mais mun nañu wax au moins que en tout cas. semence yi dem nañu déjà ci lu bari quoi. très bien alors Souané yow am nga ay casquettes donc benn ci casquettes yi bokk na si ñi nga xamante ni ñoom ñooy dimbali baykat yi. ci wàllu koom bu ñu si tolloo kon intérêt bi ngeen am ci mbay mi ak ci campagne bi kenn du ko werante donc certainement am na gëstu ngeen si amal pour xam tolluwaay bi. waaw jërëjëf Diakhaté di nuyu tamit docteur Ba di nuyu sa téléspectateurs yi tamit. di wax ni rek dañuy sant yàlla. moom ñu may kàttan tey mun naa wax ni Sénégal. mun ñu mën a sumb ci jàmm. naa ne jàmm parce que yéene la. mbas mi lu mu fi nekk tamit. gis nañ ne la ci population surtout ci baykat yi. alhamdulilah 12 zones yoo xam ne mbas mi laal na leen bu baax. donc di ñuy wax rek mooy moo taxoon président de la République am benn posture bu mu jëloon ne woon nañu fexe ba maîtriser mbir yi. fexe ba ubbi yoon yi. baykat yi war a dellu ñu war a dellu. parce que xam nañ suñu mbokk baykat yu bëri dañuy ñëw. noor bi ñëw Dakar. noor voilà. kii ñu doog ñu dellu si. donc boo gisee yenn mesures yi tamit ci loolu tamit dafa bokk ci accompagnement bi. waaye comme docteur li ma ko waxee gis nañ le ministre Moussa Baldé
ministre de l'agriculture def na tour du Sénégal. ñu commencé ko par Kédougou comme lu ma ko waxee pour installer. mën naa wax ne dispositif bi. ba taral ba baykat yi mën a jot ci jiw yi. jot tamit ci engrais yi en général bu ñu mën a wax rek mooy lu ñuy wax ci tubaab bi wax naan intrant. te yaakaar naa ni point de distribution yëpp. jot nañu. presque boo xoolee bu ma xoolee boo jëlee rek lu mel ni gerte bi rek. gouvernement bi prépositionné presque 52 000 tonnes. 52 000 waaw. de semences certifiées yoo xam ne yóbbu lañ ko ci gox-goxaat yi. pour baykat yi mën cee jot. 150 000 tonnes d'engrais tamit. yoo xam ne presque ICS fii la jógee principalement. yoo xam ne ñu ngi koy distribuer tamit. ci pour baykat yi mën cee jot. maintenant nag ñii jot nañ gerte ba pare jotaguñu woon engrais waaye globalement. bu ñu déggee ministre bi lu mu ci wax tamit gis nañ ko mu ngi ci tournée yaakaar naa mu ngi woon dans le sud ak vers le nord. pour xool suñu ñiy bay ceeb. nga xam ne fan yii ñu ngi récolter. ñu ngi gopp donc mu nekk processus bu am solo. waaye lu ci gën a am solo. mooy gis nga daaw presque 40 milliards. mooy ñeent fukki milliards. moom lañ defoon ci campagne bi waaye président Macky Sall ak Covid bi lu mu taxawee. mu am gis lu bëri lu ñu gis ci ay gàkk-gàkk. globalement ci suñu économie mooy lan dañoo dépendre lu bëri ci importation ci lu jëm ci lu ñuy lekk. président Macky Sall am ci programme de relance bi waaye d'abord avant relance bi mooy programme bu mu teg mooy résilience bi. fexe boo déggee résilience mooy fexe ba nit ñi mën a am si lu ñu jàpp dëgërluwaay ba mbas bi bañ leen a daaneel. mbas mi tamit du ci mbirum mu naan la wér-gu-yaram rek. waaye dafa daaneel comme ni ngeen ko xamee suñu koom-koom ci lu bëri. te mën leen a mën a jàppale. président Macky Sall jëlee loolu. ci 40 milliards. yóbbu ko ci 60 milliards. maanaam daf ci yokk ñaar fukki milliards. yoo xam ne dañ ko dugal ci lan. yokku intrants yi. maanaam muy lépp luy jiw muy gerteeg muy ñebbeeg yeneen ak yeneen yëpp. dolli si tamit engrais bi. waaye fexe ba tamit ndaw ñi nga xam ne ñoo doole te gis nañ suñu yaay yi. ak jigéen ñi suñu rakk yi jigéen ñi. suñu mag yu jigéen ñi lu ñuy liggéey ci àll bi ci tool yi. mu fexe ba jàppale leen tamit. mu mettre presque 3 milliards yoo xam ne dañ ko dugal ci équipement boo déggee équipement. mooy liy mel ni ay motoculteurs. ay tracteurs. bokk na tamit ci moissonneuse batteuse ak yooyu xam ne boo ko déggee mooy muy bàcc su ma fekkee sama wolof loolu soose laa nag. waaye fexe ba suñu mbokk yi di bay ceeb. ñoom tamit décortiquage bi. mën na leen a yomb ñu yóbbu tey boo demee Casamance. ñu bàcc ko xolli ko machine yooyu yëpp installé nañ leen donc boo xoolee globalement. comme ni ñu ko waxee bu fekkee dañu ci rek dal na xel. ñu toll nii te yaakaar naa ne tamit prévision yi tamit. am nañ ci yaakaar. dal ci yàlla defee jàmm ak taw mais docteur xam nga problème bi fondamental du moyens yi nga xamante ni annoncé nañ ko wala moyens yi nga xamante ni dugal nañ ko ci mais problème bi fondamental mooy ndax moyens yi ñu yëgle wala koppar yi ñu si dugal àgg na fa mu war a àgg. lu si ëpp dañuy joytu ne paysans yi si boppam duñu si jot waaye li koy jiitu mooy dafa am ñoo xamante ne nii ñoom ñoo koy beroo ci seen biir au détriment du paysan am na sax ay tuuma yu jógee assemblée nationale si kii nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo waxoon na ko fii ne dafa am ay naataangoom yoo xam ne dañuy luubal mbirum li nga xamante ne moom mooy semence yi loolu yéen en tant que IPAR ban réaction d'abord ngeen ci am balaa ñuy dikk ci réalité sur le terrain est-ce que di ngeen confronté wu ak situation yu mel noonu dégg jooytu yu baykat ci semence bu waroon ak siwul am ñu ko jël ci seeni loxo. waaw effectivement mbirum semence dafa am solo ci wàllu mbay mais dañu gis ne ni. que depuis 2015 ñun def nañ ci IPAR def nañ ci étude bu xóot. pour wane ni que nguur gi def nañ ci vraiment jéego yu am solo. mais que bu ñu mëngalee luy jóge ministère des finances. ba mu yegg ci baykat bi. ci lu bari du yegg. te ñu wane lu ñu woowee traçabilité des subventions. c'est-à-dire que wane na fu mu jógee parce que lu tax ñuy def subvention bu ñu defee wàllum boobu c'est parce que dañu bëgg a yokk productivité bi. comme ça baykat bi gën a mën a bay. te bu may bayee Sénégal mun a naat. c'est-à-dire que nguur gi ci boppam ministère des finances mu gis ni que am na retour sur investissement. xaalis parce que dañu jël xaalis fu jógee fu ne. ci Sénégal lu mu am ci comme xaalis ñu dugal ko ci subvention loolu lay dëkk yépp loolu la ñu def mais dañu gis na ni que loolu bu ñu deful attention ci ciblage bi ñu xam kan moo yelloo subvention bi parce que parfois. est-ce que problème mu ciblage la wala problème détournement.
waaw parce que en fait ñaar yëpp. parce que en fait bu ñu waxee détournement fii man defuma étude exacte pour xam effectivement kan moo détourné lan mais xam nañu. que ci ciblage bi dañu def erreur pour que mu jot ku ko yelloo mu jot ko. donc lan mooy indi loolu dañu gis na ni que objectif bi baax na. mais ci par exemple bu jógee soit mu ñëw ci département bi avant mu ñëw ci commune bi. ñu bari am na intermédiaire. et parfois aussi bu ñu waxee diw baykat la. fekk kooku amul tool. mu jot subvention bi xam nga dafay dem jaay. et deuxième bi subvention bi période bu mu ñëw dafay yéex. parce que bu période da ngay gis ko ku néew doole. amul lu mu jënd subvention. c'est-à-dire que da ngay gis ni par exemple que ñu am barke yi. ñoom ñoo gën a en tout cas mun a jënd semence yi donc loolu dafay wane ni rek que dañu war a gën a xoolaat mbir mi intention bi baax na mais traduction bi sur le terrain dafay poser problème. alors Souané la booy sa position si wàll boobu parce que il s'avère ñoom ñu ngi koy jooytu te booy seetlu baykat bi pratiquement at mu jot rek li mu daan dund rek lay dund. waaw donc mënuñu wax loolu tamit. si Khalifa non way xam nga baykat yi sa dëgg-dëgg. ak lu ñu mën a injecter si ay moyens. ak lu ñu mën a injecter si ay intrants. c'est la même situation c'est comme le serpent qui se mord la queue. waaw du ñu ne lépp yemb na. waaye am na jéego yu ñu def. lu tax ma ne am na jéego yu ñu def d'abord ci li nga njëkk a wax mooy ci mbirumu sécurisation bi. maanaam fexe ba intrants yi fu mu war a yegg mu yegg fa. maa ngi fàttaliku 2012 campagne 2012 boobu Macky Sall ngi doog a yegg si. ci boobu ngeen di doog a dégg. ñu ne jàpp nañ ay nit parce que dañ doon sàcc jiw di ko jaay ci yeneen réew yu ñu bañ a tudd seen tur. waaye nekk yu ñu wër di ko jaay foofu. c'est que li gën a gênant mooy ci seen biir ngeen koy jiñante. déedéet la may wax nii yaakaar naa boo xoolaatee seen archives yi 2012 boobu nañu commencé jàpp ay trafiquants mën naa ko waxee noonu. ñu doon jël ay jiw yoo xam ne dañ ko doon subventionné maanaam gouvernement bi boo fekkee ne ñaar fukk la jiw bi di jar. xaaj bi gouvernement bi moo la koy jàppale. kon loolu kon gafaka sénégalais bu nekk moo ci dugg. kon boobu waruñu bàyyi ñeneen di ko jël di ko jaay feneen di ko jaay prix yu cher. moo taxoon ñu jàppal gendarmerie jàppal ñu defoon ci benn opération ñu jàpp ci depuis boobu. lu bëri wàññeeku ne donc du ñu ne nag lépp yemb na lépp baax na. parce que système boo gis rek li gën a gênant kay te loolu dafa mel moo koy entretenir. mooy ci seen biir ngeen koy jiñante. déedéet xam nga. depuis diw ne depuis diw jox la nangam diw. non xam nga et puis c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes des dizaines de tonnes. waaw xam nga mën nañ comprendre que ñenn ñi parce que dañu am ñu ñuy jàppale ci seen i gox-goxaat. ministre bi walla benn responsable jàppale leen jox leen benn 10 tonnes d'engrais ñu jël loolu duñ ko jaay 10 tonnes doo ci jëlee xaalis bu bari. jël ko dem jàppale ko mbokkam yi nekk ci village ba. ñu mën a àndal te 10 tonnes yooyu boo xoolee bu bari nit ñi dañuy yaakaar ne dañuy ñëw rek may la ko dañu la koy may da ngay dem jëndi. bu ñu la ko mayoon sax da ngay def benn bon lay jox nga dem bon ba ñuy kii da nga dem li nga am li nga fay. maanaam presque wàññil la rek dañu am lu ñu lay wàññil. ci njëg mi. lu ñu la ko wàññilee tamit yow tamit boo ko jëlee tamit da ngay dem rek fexe ba sa mbokk yi. maanaam ñi sa village ak ñeneen mën cee jot. waaye bokkul ak sëñ Moustapha Cissé Lo moom lu muy wax moom waxu marché lay wax. bokkul ak ñeneen ñi nga xam ne ay appui la. yenn ministre bi def pour jàppale. ñenn ñoo xam ne dañu leen di solliciter baykat yi parce que man mii di responsable. waxtu bu may lay wax ak yow nii. du ma la wax ñaata nit ñoo may woo pour ma jàppale leen lu ñu jëndee ji. wala ñu jëndee lii wala ñu yokkee lii wala pour louer tracteur. pour wàññi pénibilité bi maanaam wàññi coono bi ci àll bi. xam nga loolu yëpp. quelquefois ma gis ministre bi xam. coono yi ngay daj mu ne xaaral ma jàppale la ci 5 tonnes yoo xam ne di nga ko jox sa mbokk yi. xam ne ñu ngi wër nañ la. nga jàppale leen ci loolu rek la bokkul ak. mbirumu marché loolu appel mën naa wax ne am na procédure am ci mbirum semence te loolu la yaakaar naa sëñ Moustapha Cissé Lo ci yooyu lay wax peut-être daf ca jotul ci marché yi. moom bu ko neexee mu kaaselu te yaakaar naa ne. bu fekkee ne yaa ngi ko doon jot marché am na des ci jotul. non waaw mais marché nag dafa am lu ko réglementé. mais est-ce que joxe bi yàlla na. waaw moom laa wax ni dafa am lu ko réglementé. comme moom ci boppam waxal na ko boppam nee na dañ leen a identifier xam nañ ñu fi ñuy defar semence fii ci réew mi. xam nañ ñuy distribuer. xam nañ leen la donc du am nekkul loo xam ne dañ ko nëbb. ñëpp presque ñuy def semence yëpp xam nañ leen répertorier nañ leen. te chaque année mën naa wax ne dañuy jot ci semence. donc dafa sedduwul. du si affaire seddu sax mais mën naa wax ni mën ma la wax rek. moom peut-être jotul ci marché boobu la jot. waaye la ci des
ñu ci liggéey. du ñu ay politiciens. docteur la mooy sa position sur. waaw man sama position mooy position chercheur c'est que dañu gis na ni que subvention bi dafay poser problème yu bari. te boo xoolee bu baax ci lu muy amal njëriñ Sénégal. mun na des tuuti am na ñu bari soxla nañu subvention bi. mais les marchés les marchés. waaw ci xam nga marché yi la première chose mooy ñun suñu étude dafa wane woon. par exemple dañu soxla traçabilité mooy mu nekk aussi transparent. c'est-à-dire que ñu xam aussi la liste des bénéficiaires quand je parlais de ciblage est-ce que am na si. du am partout. parce que dañuy wax par exemple les gros producteurs xam nga bu njëkk bi. temps Senghor. président Senghor li ñuy woowee grand producteur mooy par exemple kilifa yi. de wóor na la bu ñu leen joxee jiw dañuy bay. mais tey ñu bari dañu génn ci loolu yàlla na baal ma terme bi peut-être am ñuy woowee par exemple politicien wala yenn intermédiaires yi. wala te mën nañu bañ a am tool. te problème bi mooy ñu amul tool bari nañu. te jot ci effectivement mbir mi mais je sais que. y a eu des efforts effectivement comme ni nga ko waxee. parce que boo xoolee am na même certains ministres di dem ba attaquer par exemple opérateurs yu doon jël kii yi. da ngay gis ne ni presque baal ma ci terme bi mais dafay xaw a nekk vraiment pression terrible. pour que mënoo continuer. ba mën nañu gaa dindi benn ministre par exemple. donc loolu dafay wane ni. que dañu war a xoolaat nu ñuy defee mbir mi. et man lu ma xalaat en tout cas recherche. ñu dépolitiser ko waaw ñu dépolitiser ko. parce que léegi. la meilleure façon Soane wax na ni léegi. genre aveu la sax parce que Soane moom moo wax si wala ma ñam ne benn kilifa war na mën a dimbali ay mbokkam ci nangam. wala mu dimbali tel gox si nangam. voilà xam nga loolu day indi leneen. parce que bu fekkente ne ni man ñi ma faral ñoo ma sollicité. est-ce que su may joxee dinaa jox. ñi nga xamante ne nii faral xam nga. man damay jël exemple suma bopp. waaw du ma wax ne jox musuñu ma jox sax. waaye fu may wax ak yow nii ñi ma sollicité. waaw politikaanu ñu dañoo bëgg gis bay. mais est-ce que loolu dëgg la est-ce que loolu dëgg la est-ce que loolu c'est normal. non xam nga normal c'est pas normal xam nga man mën naa li ma comme la ma la wax ne tey su ma sollicité woon ministre bi. daf may defal bon rek bon boobu su ma ko kii woon tamit. damay fay. mais loolu baraanoo la boo xamante ne nii dafay gàllankoor. baykat bi du ko bay parce que bay boolu su ma ko joxoon tamit. ci baykat bi la jëmul ci samay poche parce que man damay fayaat xaalis. pour jënd encore. waaye damay jëlaat loolu transporter ko ba village. loolu njëkk la ci man te ba ma koy jox dama koy jox pour jàppale. sama mbokk yi yu fa nekk pour que ñu bay te loolu tamit. pour loolu ci la donc Sénégal amul bras long. non du bras long. doo mën a profité si intrant yi. non du bien xam nga bu fekkoon ne dañ ma ko jox. ma jaay ko. ma jàpp ne kon su boobaa sama poche la jëm. même boo ko jaayee même boo leen ko joxee bras long la. mais xam nga encore une fois du mbir moo xam ne dañ koy maye. lu ñuy jaay la lu ñuy subventionné boo déggee ñu ne subvention la maanaam dañoo wàññi ci njëg mi. dëgg la waaw wàññi ci njëg moomu. mun naa la wax ni boo xoolee xam nga ku ne 150 000 tonnes. waaw ministre nee na jël na 200 tonnes. mu jàppale ko Fossard jàppale ko Jaxate jàppale ko kii pour. 5 tonnes pour ñu yóbbu ci seen kii yi tamit mbokk yi. ñu loolu du dara loolu la mais docteur loolu est-ce que du baykat yi di jooytu. non du loolu. waaw xam nga ñi seen loxo jotewul. xam nga en tout cas ñun lu ñu gis parce que dañuy liggéey lu bari ak baykat yi. lu ñu gis mooy que bu ñu jaaroon ci yoon. parce que xaalis Sénégal yëpp. c'est-à-dire bu ñu tegoon charte. mu nekk transparent. ñu xam ni que pour que nga jot ci nii nga war a mel. en ce moment ñu catégoriser ñu xam ay acteurs yu ko war a ñu ci war a jot. ak ñeneen ñi peut-être am nañu moyen mën nañu dem ci marché bi jënd donc soxluñu subvention. xam nga loolu dafay régler lu bari. ñaareel bi je pense que nguur warul dem di en tout cas distribuer même di subvention. pour man bu ñu tabaxee par exemple coopérative. am na lu ñu defoon ci loolu. par exemple ci wàllum coton. Sodifitex parce que am na ay organisation nekk foofu ci wàllum COPEOL ak ASCODEB. def nañu liggéey ak baykat yi def nañu CNCR def nañu liggéey bu am solo. mais loolu je pense que comme mbas mi bu mu ñëwee parce que dañu defoon contractualisation. dañu ñëw ñu def ay producteurs semenciers. ñu professionnels. ISRA jàppale leen ci mbirum semence yi. ñooñu. bu ñu demee ba nekk professionnel xam nga loolu dafay wàññi lu bari. ça veut dire que pour man subvention bi war nañ ko réfléchir est-ce que waruñu ko def même ci produit bi. c'est-à-dire au lieu que ngay jox subvention. ku amul tool. mu dem jaay. mais boo ko joxee par exemple ku bay ba am produit. nga ne ko comme léegi am nga produit jënd naa ko. xam nga kooku. benn solution la. am na yeneen solution. war nañ ci réfléchir ñun def nañu ci recommandation yu am solo. wax nañu même il faut publier par exemple la liste. des gros producteurs. parce que loolu dafay yokk transparence. très bien en parlant de gros producteurs ñaare paysans yi dañuy joytu
ne dafa am ñoo xamante ne ñoom la ñuy jagleel semence yi li si ëpp semence certifiée yi lu si ëpp ñoom la ñu koy jagleel te li ñu siy tudd moom mooy ñi yëngu ci wàllu politique gros producteurs yi ngay wax aussi ay kilifa diine yeeg ñooñu daal lañu ñoom la ñuy gën a jox priorité bi par rapport ak le petit paysan. waaw xam nga lu ñuy wax su boobaa dañuy am contradiction parce que mën na wax ne politicien bi bayut nga ne après day am semence certifiée mënut a nekk. dafa am encore une fois mun nga am benn wala ñaari homme politique yoo xam ne seen i liggéey loolu yàgg na avant ñuy politique. loolu moo nekkoon seen liggéey. benn wala ñaar wala ñetti yooyu. bokkul ak ñaar téeméeri wala ñetti téeméeri. yoo wax opérateur xam ne loolu mooy seen liggéey maanaam ñii dañuy bay semence certifiée yoo xam ne am na division bu nekk ministère de l' agriculture boo xam ne moom loolu rek lay saytu mooy certifié semence yi fan lay jógee écrébeeg ba ci semence certifiée moom loolu mooy liggéeyam. ñooñu waa muy disem ñooñu loolu mooy seen liggéey ak ay gros producteurs yenn gros producteurs yooyu di ko def semence yi ñooñu tamit dañu nekk ay opérateurs en même temps. ñooñu bu la neexee nga ji loo xam ne. pour ji rek la. semence rek lay doon après nga jaay ko état bi am na ñu koy def te loolu yaakaar na dara newu ci am na ñeneen xam ne dañuy ñëw fekki producteurs yooyu jënd si ñoom gerte boobu pare sama jëlee gerte bi jënd gerte boobu si ñoom def ko mu nekk semence après ñëw. jaay ko baykat yi même seen bopp léegi ñu ngi organisé wu. ñu ngi organisé wu mais docteur lu mu wax ñu ngi ñàkk pexe. waaw moo tax docteur lu mu wax. dafa am solo te yaakaar naa ne gouvernement bi travail le ministère de l' agriculture. ñi ngi saytu parce que dama fekkee fu ANCAR di ko def. ak ay producteurs. di leen wax ne dee leen denc li ngeen jiyee déwén. xam nga loolu dafa am importance mënoo ñëw rek nga bay lépp nga bay góob ba pare bëgg a jaay lépp. mais xam nga baykat boo xamante ne mbay mi la yaakaar. est-ce que mën nga ko cloisonner ci semence certifiée. mais non parce que mënut a ñàkk. waaw mënut a ñàkk de xam nga loolu bu fekkee ne da nga koy def ndànk-ndànk sax. moo wax ñu ne nga def ko brib ci benn fan. déedéet mën nga ko commencer chaque année nga am li ngay jàpp li ngay denc. di ko loolu ba xam ne day fekk nga dem comme docteur mu ko waxee nga am autonomie. ci mbirum semence. xam naa politique bu am solo la. waaye lu ëpp solo au-delà de politique semence li ñuy wax nii yëpp mooy lan fa dañ fekkoon mbay mi fan la yegg tey. mais d'accord nañ ni am na ay lobby yoo xamante ni ba nëgëri ñoom ñooy. njëkk lobby foo gis àdduna am na lobby. waaye lobby nag da ngay xeex ak moom. parce que muy gouvernement ak fépp foo mënti même seen fii sax seen. coopération am na xeex bi la moo si jafe. xeex bi la moo si jafe. parce que transparence ay publication liste. je pense que loolu c'est accessible. mais loolu boo laajee ministre bi sax dina la ko jox sans problème yaakaar naa loolu amul problème à ce niveau. mais encore une fois mais la ci ëpp solo mooy lan comme ni nga ko waxee fexe gouvernement bi lu mu subventionné lu mu génnee ci xaalis mu ñu xam tonnage ba. tonnage boobu mën a yegg ci baykat ba ci circuit boobu yëpp. mais loolu xam nañ ne amul. non dama ne lépp yemb na. waaye fu ñu jógee 2012 nga xam ne semence da doon manqué ñu koy détourné di dem bitim réew. loolu amatul. très bien docteur ñaareel bi mooy. fexe nañ tamit. ba semence yooyu mu yegg ci baykat ba baykat yi sentir seen bopp donte ne lu ñu bëgg ci koppar. ak ci am. yeggaguñ fa. waaye am na jéego ba yenn baykat yi sentir seen bopp parce que baykat yi ba tey ñu ngi jooy loolu moo tax ma ne docteur pour trouver une solution surtout ci semence certifiée yi. na la ñuy def bañ leen si cloisonné nga xamante ne bu ëllëgee autonomie bii Souane di wax dina mën a jàppandi. waaw mais am na jéego yu am solo yu baykat yi def. ci seen bopp parce que aujourd'hui am na ay baykat professionnels. nga xam ni que ñooñu ci loolu la ñu dund. c'est-à-dire que dañu décider professionnaliser wu ci loolu de xam-xam la. da ngay dem ISRA jàppale la nga dem defi formation peut-être ANCAR ak ñeneen. ba nga jot vraiment li nga soxla ci loolu. mais lu ma ci gis mooy malheureusement. il faut que ñu bàyyi xel bu baax a baax parce que su fekkee da ngay subventionné ça veut dire que am na li ngay war a jënd. am na moitié bi nga war a jënd. moitié boobu su fekkee période bu mu ñëw. fekk baykat bi déjà ba mu bayee ba pare am na lu mu denc tuuti ci diw. donc ça veut dire que certainement subvention bi bu ñëwee du moom moo ci jot. donc naka la ñuy def pour jàppale. ñu subventionner produit bi comme ni nga ko waxee. exact loolu ci solution yi. ñaareel bi moi je pense que il faut que ñu wàññi politiser mbay. parce que mbay di ngay gis ni am na dëkk. loolu rek ka yàq mbay dafa nekk presque ministère de la défense moo ko yor parce que ministère de la défense comme Japon yooyu foofu ñooñu ñoo yor par exemple mbay. parce que dafay wane ni rek am na situation fu ñu toll système alimentaire il faut que ñu sécuriser ko. parce que ku lekkul ba mu suur. boo deful attention feebar bi foofu lay jaare donc dañu war a bàyyi xel bu baax a baax ci lu mu représente ci Sénégal. Sénégal dafa yar boppam. ci di jéggaani li muy dundee ba dem ba miis ko
moo tax sànq ma ni baykat bi li mu dund ren mu lay dund dafay bay rek pour lekk. te sax xëy na parfois soudure bi du demee noonu. waaw mais pourtant bu ñu xoolee c'est que il faut que am na suñu xarit Abdourahmane Faye yàlla jëlee na ko fii. mais dafa doon wax. il faut savoir écouter le paysan. c'est-à-dire que loolu daf ñu manqué. c'est-à-dire que dañoo ñëw. impliqué wu ñu leen si dara. tuuti lañ ci par exemple dañu jël juste quelques-uns ñu nekk seen représentant ñuy wax ak ñoom. mais naka la ñu def pour que ñooñu xam-xam bu ñu am ñu dem ba mu yegg ci suuf. ñu jël leur point de vue ci lu ñuy def. ñaareel bi il faut que ñu réfléchir sérieusement sur lu ñu bëgg a def ci Sénégal. parce que mbas mi wane nañu que mënuñ continuer di dépendre ci extérieur. tey da ngay soxla ceeb nga dem ci adduna bi doo ko am. donc naka ngay def pour que mango Casamance oignon Fouta bi. ak ñaay bi naka ngay def pour que loolu yëpp. nga mun a assurer nit yi mun a ci dund. surtout transformation bi derrière. transformation loolu beneen aspect la warul nekk seulement wàllu mbay. il faut que ñu xalaat aussi transformation bi béykat yi aussi dañuy jànkuwanteeg wàllu koppar. dañu jànkuwanteeg wàllu moyen sànq wax nga fi abalateex yu demee noonu. am na gis nañu ay xale yoo xamante ne nii fii ci Saloum ñu ngi sos ay machines. yoo xamante ni dañu koy def ay machines de fortune. wala yenn saa jël Jakarta transformé ko. pour mu remplacer fas wi wala mbaam mi. lu mel noonu yéen la moo si seen taxawaay pour mën ko gën a promouvoir. absolument li nga wax dafa am solo trop ñaari mbir sax lu docteur wax ak yow li nga wax mais dinaa ñëw ci docteur lu mu wax waaye li nga mujj wax nii gis ngeen effectivement ñëpp constaté nañ ko macha allah suñu ndaw yi jéego ñu def ci innovation yu ñu andi loolu la ñuy xaar ci réew mooy am capacité d'innovation parce que développement loolu lan la loolu laa ko ma koy waxee ci tubaab mooy notre capacité à améliorer l'existant fii nañ nekkoon naka la ñuy def ba suba ñu mën a yegg fale lan lañ mën a yokk ci suñu mbay loolu moo ñu tardé lu yàgg te ñu bëri dañu dépendre ci gouvernement te quelquefois baax na boo xoolee réew yi bëri lu transformer agriculture jógewul ca kaw ci suuf la jóge agriculteurs yi seen bopp ñu andi ay innovation ci technique culturelle comme da ngeen leen bàyyi waaw léegi ñu ngi regroupé en CCOP ñu defar seen i semence certifiée léegi xale yi ñu ngi defar seen i machine pour omat xel loolu lay jëriñ waaw xel loolu la jël mais moyens yi par exemple bu ngeen jëlee xaalis bi dugal ko foo xamante ne nii pendant des années vous mettez les mêmes sommes wala davantage muy seey productivité bi amul derrière xanaa loolu war na mën a tax ñu taxaw loolu mënuma la bàyyi nga wax loolu xam nga lu tax waay su ma am na ay jéego ñu def mais pour dellu si li nga question ba balaa ma ñëw ci loolu mooy lan effectivement rôle gouvernement mooy accompagner ñooñu fexe am na ay sociétés yu fi nekk fii Sénégal xam ne ay sénégalais ñoo leen moom yoo xam ne ñu ngi yàgg nañ leen jàppale ci di commander ay matériel ci ñoom su ma jëlee de publicité mooy Sismar ak ñeneen ak yeneen ñoo xam ne ñu ngi fi di développer ay matériel pour loolu waaye boo xoolee ren ak daawat mën naa wax ñaari at yu wees yi yëpp subvention bi xawoon nañ ko wàññi pour lan pour fekk si docteur lu mu waxoon tuuti waaye pour mën a yokk équipement rural diggante 2012 ak 2019 président Macky Sall presque dugal na 2000 équipement maanaam presque boo xëyee mën naa wax ay tracteurs ci àll bi pour loolu pour lan la pour mën a yokk productivité bi pour wàññi aussi lu tubaab bi naan pénibilité du travail c'est-à-dire que métit bu nekk ci mbay nga xam ne da ngay nekk ci yor sa illeer. mais c'est que loolu moo may gêné parce que xam nga Abdoulaye Wade xew na fi programme boo xamante ne nii junniy tracteur ak lu teg. waaw pour mais après suivi bi nga dul gis. waaw mais am na xam nga. du am benn suivi du am benn du ma ne lépp yëmb na. lépp parfait na waaye am na lu am mooy tracteurs yi dañ ko subventionné bu baax a baax. yaakaar naa ne boobu ëppee boobu 8 millions la doon jar. nga war ko fay ci ay at. ñu bëri jënd ko waaye xamal lu ci am solo mooy lan. ñu yor tracteurs yooyu. dañuy def service agricole maanaam man yor naa tool yow nga yor sa yow nga moom sa tracteur man mii doon bay benn hectare wala ñaari hectare at bu ne ba jàpp ne sa tracteur bi nga xam ne man la ma war a xam ne su ma koy labourer dinaa ci def semaine wala lu ko ëpp. yow sa tracteur bi mën na ko def ci waxtu. moom loué sa tracteur. mu ñaari junni wala ñetti junni. nga la ma doon nga labourer ñaari hectares yu ma doon bay. daaw ren nga dem ci 4 ba 5 hectares. nga mën ko def parce que matériel bi moo la ko permettre. gouvernement bi loo tax mu yóbbu matériel bi foofu. ba ñu am moo tax ñu jóge ci production yoo xam ne. dafa yokk lu bëri. ci gerte bi. ci. gis ngeen ko ci céréales yi globalement gis ngeen ko tamit ci horticulture bi parce que horticulture bi rek boo ko jëloon boo jëlee 2012 fu ñu jógee mu ngi ñoon ci ay moins de 2 millions mooy li ma wax rek mais loolu mooy aberration bi c'est-à-dire
production bi ak nu mu mën a toll ak lu ñu si mën a dugal si ay koppar. ñaare béykat bi non seulement du si gis boppam. mais bu si gisee boppam également derrière il se passe absolument rien. parce que simplement produit bi day yàqu. parce que amul transformation. su ma jëlee gerte bi. oui su ma jëlee exemple gerte bi rek su ma doon am. oui su ma bayee ma am ñaari tonnes. ci gerte te loolu bëri na sax. su ma jëlee ñaari tonnes. parce que dama am lavé 3 hectares. ñu andil ma tracteur. tracteur bi may ma ba ma doubler sama capacité de d'emblavure. maanaam ci yokk ba 6 hectares wala 7 hectares. su boobaa sama production day yokk dinaa jóge si 3 hectares 3 tonnes. wala 2 tonnes yu ma doon am dem ba 5 tonnes. 5 tonnes yu fexe na tamit président fexe beneen côté bi. non seulement production bi yokk na. waaye njëgu gerte bi fexe nañ ba mu yokk ba nekk 210 te ñun 120 nañ ko doon fekk. yóbbu ko 210. kon non seulement yokk nañu ci production bi. waaye yokk nañu je pense que la campagne ne fait que démarrer. dinañ ko gën a yaatal mais dama bëgg surtout suñu chercheur bi docteur wax ñu déjà très rapidement en 2 minutes parce que waxtu wi dab nañu perspective yi nga xamante mën nañ ko ubbi pour yu ñu fi lim nii ñu mën see indi saafara très rapidement baykat bi chaque année mel ni daaw. at mu jot day mel ni daaw. te lu mooy loolu également modernisation bi même bu ñu si dugalee ay koppar après kenn du ko gis. subvention yi après kenn du ko gis yu mel noonu lan lañ si mën a def de façon concrète pour bu ëllëgee au moins li ñuy def sax li ñu si dugal si ay koppar mu mën a jur njariñ. waaw ci li ñu war a def mooy vraiment jàppale. coopérative yu taxaw. ñu gën a taxaw. pour que vraiment ñu mën a transformer production bi. ak loolu benn la ñaareel bi. il faut que ñu am lu ñu woowee saytu suñu politique yi. c'est-à-dire il faut ñu am évaluation des politiques publiques. boo defee liggéey ba am ñun ñëpp ñu ne la liggéey bi am na solo ñii ñu ne am na lu manqué. très bien da nga war a évaluer. ñetteel bi. je pense que par exemple boo xoolee 15 milliards bu ñuy jël. ci engrais waaw ci lu am solo mooy. ban part mënuñu ci jël 3 milliards. ñu def ko juste. ci par exemple agroécologie. très bien parce que c'est très important. Absolument. par rapport à la transition. mais docteur il faut que nga ñëwaat xaw ma on va voir ak Souané. bu fekkente ne am na yeneen éléments yu mu war a indiwaat pour ñu gën ko yaatal parce que waxtu dab nañu. mais juste signaler que Abdourahmane Ly moom moo suivre dossier bi mu ñuy xamal ni DER signé na si suba benn convention ak ministre développement communautaire ak équité sociale territoriale convention bi li ko tax a jóg ne mooy jënd si producteurs yi ñi nga xamante ne ñoom jafe-jafe pour jaay. ak également fexe ba ministre bi ak si wàllu distribution bi aussi ci wàllu oignon bi ak wàllu pomme de terre bi ci lu toll ci 65 517 ménages muy juróom-benn fukk ak juróomi junni ak lu teg ci ay ménages ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar